opération de déguerpissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi ko def ci stade Amitié ñu koy woowee stade Léopold maintenant donc damay masawu ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon fi liggéey di masawu bu baax a baax doomu Grand Médine yi nga xam ne tam ñoo dëkk ci commune bi nekkoon fi di fi daan seen doole ñu ñëw yàq seen alal sans tàggu leen sans jox leen des sommations donc damay masawu restauratrices yi fi nekkoon doon fi jaay seen doole di fi doon fi daan seen doole mais di masawu aussi ñi nga xam ne ñooy mécaniciens yi nekkoon ci digg parking bi ak képp ku fi doon def activité ndax dama jàpp ne suñu rafetloo le président Macky Sall lu mu woote mooy Sénégal propre Sénégal zéro déchet ñun ñëpp ñuy ay sénégalais ñu bëgg ko rafetlu ko mais dañoo jàppoon ne nag wax dëgg yàlla mission bi bu ñu dénkee le ministre Karim Fofana je pense que dafa waroon ñëw comme moom sax moo amoon cet slogan loon doon wax naan waxtaan diisoo jëf. donc mu nekkoon loo xam ne wax dëgg yàlla bi muy wër di def promotion bi ñëpp a ko rafetlu woon doon ko ci xaar ndax foog naa def na ay régions yu bëri waxtaan ak ñoom mais waxtaan boobu mu initié woon ñëpp dañ ko rafetlu woon. mais bu yàlla dogalee ñu dem le président Macky Sall lancé Sénégal propre à Diamniadio donc une semaine après le ministre bëgg daal wax dëgg yàlla daal di exécuter def dara donc historique bi laa lay indil quoi bi mu bëggee def dara Sandaga la dem. ne dañ koy désenclaver bi mu demee waxtaan ak waa Sandaga dafa ñëw indi la débat maanaam waxtaan diisoo bi mu ñëwee waa Sandaga déglu ko bi mu leen waxee da ngeen fiy jógee jox leen ay date ultimatum après Tabaski bi ñu ne ko ñoom dañuy Tabaski ndax ña fa ëpp te dëkkuñu Dakar donc waxtaan ak moom ñaan ko 2 semaines te 2 semaines yi ñu koy ñaan daf leen di jox sax dèjà dafa am feneen fu mu leen di yóbbu maanaam da leen utal benn site de recasement pour delloo leen fa donc utal na leen site de recasement ba pare joor leen jox délai. ñooñu di ay sénégalais ñi nekkoon parking Léopold di ay sénégalais donc loolu rek da ngay gis ne 2 poids 2 mesures ndax fee ba mu demee ñoom bañ ko ñaanee 2 semaines 3 semaines la leen may mais bi mu leen mayee 3 semaines tey booy xool démb ak barki démb ci télé bi ñoom ñi ngi naan ko du ñu mën a dem si délai yi parce que identifié guñu personnes yi nga xam ne ñoo nekk un peu partout pour mun leen a yóbbu si site bi jox ku nekk place am ñoom ñu dem te aménagé guñu site bi. pour man loolu noonu la war a politiquer mission su ko bëggee réussir foofu la war a jaar il faut que mu diisoo ak sénégalais ndax Sandaga booy xool cantine yi mais ay autorités ñoo ko joxe woon ñoom ñëwuñu woon teg fa seen bopp te ay vingtaine de millions la leen ko jaayee woon donc loolu man laa d'accord mooy réew mi dafa dépassé fu ñuy defee jëf ji nga xam ne moom la def fii au parking donc loolu nag askan bi yëpp kenn rafetlu ko ñi fi nekkoon tamit kenn rafetlu ko. waaye nag ñi fi nekkoon nag yàlla dafa dogal ay néew di doole ñoo fi nekk moo tax loo leen teg mën nga jàpp ne mën nga échapper mais ñun en tant que ay camarades de parti am nekk fii duñ ko cautionner loolu parce que duñ ci d'accord parce que jàpp ñu ne président Macky Sall dina digle kenn dem yàqu fu kenn ci réew mi. waaw xam nga fii man du ma ne manque d'organisation daf fi am parce que déjà ñi nekkoon ci bande bi nga xam ne si ginnaaw miir bi lañ nekkoon ci biti ñëpp a xamante ñëpp a séq jàmm amoon nañ genre association di wax. ba amoon benn programme bu maire bi indi woon fii pour bëgg def ay cantine mais cantine yi daf ko leen ko bëggoon jaay ci prix boo xam ni dafa ëppoon parce que promoteur bi fi ñëwoon Baro la tudd dafa ñëwoon proposer gars yi dafa bëgg ñu dindi yëpp moom mu defar ko su ko defee da koy def R+1 mais su ko defee R+1 ñi amoon cantine da leen jox cantine u 4 mètres jaay leen ko à 5 millions à 7 millions gars yi ne ko mais yow suuf si ñun ñu fi dëkk ñoo ko moom yow munoo ñëw indiwoo suuf indiwoo dara nga defar ay cantine rek bëgg ñu ko jaayee loolu nga bëgg a defar benn 400 ou 300 et quelques cantines mu nekk boo xoolee budget rek bu dee 400 cantines la cantine 5 millions rek 2 milliards et quelques la donc ñu ne ko mais yow xanaa sa yaram dafa neexul donc kon bu dee loolu la bàyyil ñun ñu defaral suñu bopp ñu échanger ci ak maire bi d'accord ñu après ñu bàyyi projet bi noonu mais après le maire daf ko reprendre uti beneen promoteur làqatu signé ak moom def si ay affaires yu doy waar moo ci am ba loolu moo waral ñu takk ay butu Abdou Karim Fofana le ministre waxuñu ko li fi nekk au fond comme moom bëgg na désencombrer rek ñu indi ko ne ko dóoral moom tam mu ñëw am si ñoom confiance ñu jaxase fii yëpp. waaw foofu dama moo tax boo gisee sax sama position loolu la parce que xam nga nit daal buñ ko yabee dama gis ne doxin baa tax. te man ak Karim Fofana on se connaît très bien xamante nañ bu baax balaa muy nekk dara xamante nañ ba mu nekkee directeur xamante nañ ba mu nekkee ministre rek léegi recevoir na ma 2 fois toog nañ waxtaan 2 yoon kon xam nga jàmm mi ngi suñu diggante mais xam nga esprit de camaraderie bi mu doxul loolu moo koy yàqal loolu moo indi problème bi yëpp tegu ci kawam
donc booy collaborer même avec le maire moom maire la rek bokkoo leen dara da nga ñëw fekk ko fi am sa projet bu ñu la dénk ngeen war a ànd bokk ko liggéey mais nga am ay camarades yoo séqal jàmm ñu nekk ci commune bi mais ne serait-ce que boo fay ñëw nga wax leen ne leen man de programme bi nii ak nii ak nii laa koy defee ba pare ma wax la lu gën a leer man damaa bokk ci délégation bi nga xam ne le maire moo ñu ko convié woon man dama ci bokkoon en tant que responsable politique bu nekk zone Grand Médine Kër Damel mu jël tous les délégués de quartier yi nekk ci dans la commune de Patte d'Oie ñu ànd dem fekk le ministre fële waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi Grand Médine am assainissement Grand Médine moo ñu fa yóbbuwoon pour ñu wax affaire assainissement Grand Médine point bas bi nekk tali bu bees ndox mi taa foofu noonu di yàq oto jàmbur yi bi ñu waxee loolu yëpp ba pare man maa ne ko aussi stade amitié il faut que ñu désengorger ko parce que affaire bi léthargie am na gars yi bàyyi nañ fa ay jaaykatu ngooñ ñëw fa ay jaaykatu këriñ ñëw fa ñu installé ay fer ci parking bi n'importe quoi ba ñun sax nit ñi waa Grand Médine sax amatuñu accès. amul ndey ku ma am ndey dama jàpp ne daal matul su matoon dafay gëm boppam def li mu war a def mooy comme li muy wax comme alibi bi mu yàq yi fu jàmbur alibi bi muy wax mooy président Macky Sall moo ko jox mission bi mais président Macky Sall dafa na ko demal defar Sénégal propre 0 déchet mais kenn tojloowu ko ay magasin kenn yàquloowu ko yufu kenn waaw loolu nag c'est responsabilité la na ko jël na ko respecté. d'accord est-ce que nekkul tamit dafa am ay ñagas seen diggante yéen ñaar ba tax moom tamit tey je sais pas nan laa mën a tuddee nawloowul je sais pas responsable yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk au niveau de Grand Médine. mais loolu du Grand Médine kese de. def na ko à la Médina ma sœur def na ko à la Médina pileuse yi nekk Médina mais ñëw na fa ànd fa ak Bamba Fall dugg foofu jaxase foofu dem yoonam sans waxtaan ak benn camarade. xam nga loolu mooy manque de respect nit da ngay gëm sa bopp mooy gëm say naw gëm ñi nga xam ne yéen a bokk ki ngeen gëm yéen a bokk ki nga xam ne moo leen ji njaboote muy président Macky Sall ngeen bokk benn vision yéen ñëpp ñu war a jàpp ci politique am pour mu réussir. waaw faloon ko falaat ko war koo jàppale mu yeggali son mandat kon waruñu laa seppi si biir nit ñooñu nga ñëw rek bëgg wane ne yow baadoola nga bëgg wane leneen loo xam ne kenn xameewu la ko woon. Karim wax dëgg yàlla nit ku calme la nit ku serein la woon nit ku cool la woon nit ku baax laa ko xamee woon mais attitude yi ma ko gisee dama jàpp ne est-ce que ça va xam nga attitude yi mosuma ko gis parce que fast track président tamit da ngay teey parce que mission buñ la ko joxee te nit ñi di ay doomu aadama yor bakkan di nooy da ngay xam ne ay nit ngay administrer ay nit nag boo leen yoree da ngay waxtaan ak ñoom ay nit yoo xam ne ëppale wala dara ci réew mi aussi booy waxtaan ak ñoom wala nga war a jëm ci ñoom da ngay waxtaan ak ñoom moom ñan lay defaral du ñun moom ñun lay defaral yi dañ koo tànn ci biir sénégalais yi pour mu defaral ñu cadre de vie mais ñun lay defaral mais ñun ñi ngay defaral boo ñu fekkee ñu nekk foo xam ne yaa ko war a defal te ñëwoo waxtaan ak ñun nga ñëw rek jàpp li la neex wala. mais même parti bi fii parking bi Macky Sall moo ko moom xoolal parking bi opposition bi gisoo fi kenn ci élection yi yëpp buntu bu nekk jaar nañ ko parce que fii 4000 personnes ñëw buntu bu nekk jaar nañ kenn ñemewu leen recevoir fii. kenn ñemewu leen recevoir Barthélémy Dias nga buy def seen caravane yooyu nee lay jaar nii dugg directement du taxawaalu fii parce que fii dafa am liggéey buñ ko fi defal président Macky Sall ñi fi nekk gëm ko ba pare toogoon doon xaar li leen kilifa yi fi yëpp wax Mame Mbaye ñëw na fi yeneen kilifa ñëw nañ fi ah nii ngeen toogee de macha allah président du leen seetaan mukk ñu leen fiy jëlee te utu du leen fu ñu leen yóbbu ñoom tam ñu toog si confiance di xaar ñoom nañ ut fu ñu leen jox rek ñu dem ñoom lañ doon xaar les mécaniciens mais nga ñëw def ñu jël ay waxu kilifa waxu ministre jël ko fule ko au pied def lu leen neex mais fekkaat doomu Grand Médine yi nga xam ne ñoom bokkuñu sax ci miir bi seen place la maire jaay ko ba pare négocier ci ay yeneen affaire ñoom moom ministre bi mu seetaan ba maire bi def loolu mu bëggoon def foofu mooy jëlee ñooñu pour mën a eggali son programme et yooyu c'est pas sérieux non man li ma yàqule dafa énorme dafa bëri parce que man ñëpp xam nañ daal fast food la Roca maa ko moom moo jàkkaarloog pharmacie Léopold ku fa romb di nga xam ne lii restaurant bu normal la kooku maa ko moom mais boo wàccee la Roca si suuf parce que man bi may tukki di ñëw ñëpp xam nañu rond point case ba laa doon defee import export donc bi ma gisee espace yi nekk fii kenn jëlu ko ñu fiy tuur ay mbalit ma ñëw wax ak le maire boobu Mbanda nekkul maire bi jox ma espace bi ma aménagé ko defar ko di jëlee ay moteur Europe di ko indi di ko jaay donc un moment donné ma def foofu ma defar foofu ay grillage yëkkati ko def ko restaurant carrelé ko ba mu rafet l'autorisation du maire fekk amoon beneen deuxième place bu nekkoon si suuf boo xam ne bar la woon bi ñu tëjee bar bi ñu fay sotti ay mbalit may fii jox leen ñu ko ñu liggéey si bi ñu séddale ma ko man ak beneen nit ma séddoo ko foofu nag laa doon def sama import export foofu laa doon indi ay pièces sama beneen frère di jël beneen magasin bi mu dendal moom aussi di si def ses activités donc ñun dañ ñoo yaaxal te man moom bu muy ñëw fii di def si affaire bi fii la ma fekk ma dalal ko ñu waxtaan et ça may dëgg kon man su ma xamoon ne
foofu yëpp dañ koy yàq wala foofu yëpp dañ koy dindi kay xanaa wa illaa ma dem jëli suma ay bagage ndax premier jour bi mu ñëw fa la ma fekk avertirul kenn le lendemain c'est que le lendemain moom jour bi mu ñëwee def lancement bi le lendemain la ñu bàyyi 17h 18h 17h 18h ñu ñëw di joxe ay yeneen sommation yoo xam ni ute na ak ci biir kuñ fa fekk jox la kuñ fa fekkul jox la 17h lañ ko joxe 19h ñu ñëw toj magasin jàmbur yi donc loolu moom dama jàpp ne président Macky Sall war na see jóg war na koo saafara war naa taxaw askan bi parce que askan bi moom la ñu fal askan bi moom la ñu fal donc waa aar lu ñu bokk ak ñëpp a ngi fii ñëwaa di ñu seet si ñëpp a ngi fi ñëw di ñu xool si di ñu soutenir opposition beeg nit ñu baax ñëpp di ay sénégalais bëgg Sénégal yëpp ñu ngi fiy ñëw di massawu si nit ñi parce que jàpp naa ne nit ñi mënuñu ñoo fay de mais waral nañu mën a ñëw nañu massa mais ki nga xam ne moo yàq suñu alal moom mooy Abdou Karim Fofana duñ ko baal te dinañ dem ak moom ci lépp loo xam ne yoon la wala jàmmaarloo wala jàkkaarloo ak moom dinañ ko def pour mu fay suñu alal waaw man li ma yàqal man ëpp na 50 de millions jëm kaw donc xam nga loolu mënu ma ko baal ndax ba am Europe laa dem ñàqal ko sama bopp man kenn musuma employé fii ici au Sénégal lu ma am maa ko may sama bopp waaw kon kay man moomu man ñaanuma dara laajuma dara astour bi ma am maa ngi ko yor di si liggéey di si employé ay nit man kay nañ ma may jàmm boo demee ba fay jëlee kay ne ma da nga fiy jógee rek ndax am naa ay moyens yu ma utee feneen mais boo ñëwee nag ak kóllëre bi ñu séq ak xarit li ñu jàmm ji ñu séq relation bu rafet bi ñu am nga fuule loolu yëpp ñëw naan dañ lay exécuté loo lan la lay exécuté loo mais ne dafa am benn problème bu fi nekk mu ñëw war ko yenu ou je ne sais pas donc en tout cas daal jëf yu mu jëf man mënu ma ko comprendre daal ba léegi si nit ki ma xamoon waaw mënu ma ko comprendre nan la war a mënee fexe ba war a ma def jëfu bàyyi ma yi parce que nit du def loolu nit du yàqal ay doomu aadama surtout ñi ngay yàqal yëpp yow yaa leen tane moom ñi fi yàqal fii yëpp moom moo leen tane ay néew di doole rek la yàqal ñoo xam ne dañ doon xëy si fii di góorgóorlu ba 2h 15h suñu amee 3000 wala 5000 xoolal envoyé ko village pour gars yi togg añ donc dañu def li wax li ñu def sax xamuñu ko waaw ñëpp xam nañu dëkk bi dafa metti kon nañu xam ne suuf si nguur gi moo ko moom nguur mooy joxe suuf mooy joxe espace nañu dimbali ñi une bonne fois ñu régler cette problématique là mooy jël leen caser leen une bonne fois yi jeex ni ñu caser waa Sandaga ñu caser leen yooyu itam coow yooyu jeex ci Sénégal parce que dëkk boo xam ne ay milliards ngay tudd mais après nit ñi jeunes yeeg ñëpp ay fu ñu liggéey la ñuy wër xoola autoroute bi ay nit ci kaw tali bi la ñuy taxaw di jaay yooyu dañ ko war a daj dañ ko war a dindi xam nga parce que dëkk Sénégal bu doon am pétrole nekk ci voie de développement ñu naan Sénégal émergent après ñu bëgg am attitude Sénégal 1981 yi donc yooyu daal dafa ruslu donc loolu daal laa jàpp ne mënoon naa ko joxe comme ay éclaircissement donc di xaar sa réponse nag moom Karim mooy CETUD lan moo tax CETUD war fa mën a installer ay nit te moom dañ ne ko mu désencombrer voie publique bi artère bee nga xam ne président dafay jàll ci fond de l'émergence bi mu bàyyi fa ay Ndiaga Ndiaye waxtaan ak ñoom moo xam waxtaanul ak ñoom mais ñëw jaay doole nit ñi ñun jaay doole bi rek la ñu bañ mais leneen li des yëpp nangu nañ ko jaay doole rek la ñu bañ boo ñu proposé wul dara tegoo sax mesure d'accompagnement yi nga xam ne proposé nga ko waa Sandaga mais nga ñëw waxtaan ak nit ñi ne fii dama ko soxla lii ak lii laa fiy def jour temps laa fiy ñëw heure temps fexe leen ba jël seen bagage ndax su ma ñëwee damay def li may def même bu ñu nanguwul dinañ sauver suñu alal waaw mais ñaar yëpp la ñu perte jël nga suñu alal yàq suñu alal tàggu wooñu ba pare bi nga dindee ñuy utoo si ñoom benn solution amul benn solution bu mu proposé donc xam nga yooyu mooy doxal réew mi daal waaw te loolu tam taxul woon nit ñi doon xeex pour président Macky Sall falu donc kon yooyu président Macky Sall moo war a arbitrer moo war a atte parce que ñun faluñu ay Karim yi nii quoi vraiment xam nga faluñu leen sóoruñu leen woon sax ne dañu war a ñëw si ay gouvernement xam nga am na ay nit yoo xam ne dañu incompétent si son gouvernement là te duñ ko apporter dara duñ ko apporter rien du tout lu dul wax ju bëri coow nekk si Facebook beeg nekk feneen di wax nii rek mais si liggéey sur le terrain dara ay cuune lañu waaw il faut que mu seet des hommes de terrain yoo xam dañu am culture politique jaar ci mouvement nawetaani jaar ci structure parti bi yàgg ak xëccoo xeex xam ne yooyu da ngay xam booy defar da ngay xam ñan nga war a waxal les vrais acteurs ñi nga xam ne ñoom lañ la yónni si ñoom directement nga toog waxtaan ak ñoom su ko defee foo jaar da ngay jàll xam nga yow mënuñu la dénk mission boo xam ne Sénégal nga war a wër désencombrer ko mais nga commencé fii dans la capitale avec jëf ji fi def c'est pas sérieux donc pas sérieux fii daal xam nga lu fi am wax amu fi diggante amu fi ndàmpaay amu fi dara amu fi xam nga lan ma fi am jaay doole moxoñe alalu nit ñi non xam nga ñun waa APR ñun suñu parti moo mel noonu amuñu culture yooyu amuñu culture de solidarité amuñu culture ñëw massawu nit ñi amuñu culture sax jéem a gérer affaire bi non mais suñu parti yow xam nga ñun ñëpp xam nañ Sénégal suñu parti bi ni mu doxee mooy Alliance pour la République
parce que du parti amul ñu war a mën a jël seen responsabilité pour yenn questions yi ñu gérer ko mais non dañ koy bàyyi mu dal ci kaw président bi c'est pas sérieux président dafa nommé ay nit yàlla les ministres de l'intérieur ñoom dañ fi nekk pour gérer ces problèmes là xam nga bu ñu tooñee sénégalais wala sénégalais am leen naqari ñu woo leen waxtaan ak ñoom dalal seen xel ba pare fexe ut ay solution si ñoom loolu bu ñu ko mënul am ci réew mi lu ñuy def dañuy war a génn réew mi dem uti ji leneen xam ne ñun dëkkuñu Sénégal wala Sénégal respecté wuñu sénégalais yi loolu nag boo xoolee Modou mooy di agité nekk opposition ñoom ñëpp parce que yii ñuy gis la yii la ñuy gis yooyu mooy tax ñoom ñëpp mënatuñu bëgg réew mi xam nga moo tax bañuñu réew mi mais yooyu mooy tax d'accorduñ ci ni muy doxee te ni muy doxee aussi man de vraiment attitude du Karim moom kontaanu ma ci quoi kontaanu ma ci désengorger Léopold Senghor ñëpp a ko bëggoon Sénégal yëpp a ko bëgg ñëpp tàccu na ko ñëpp wax nañ ko waaye li jiitu la deful foofu mooy jum bi fii kenn dugg fi kenn dara ñëw fi yónneewu fi amul kenn kuñ fi dig ne dinañ las recaser amul kenn kuñ ne li la yàqal nañ amul sax discussion sax amul donc yëfu maa tey kese laa fi gis waaw te yooyu nag jàpp ma ne moom mooy doxal réew mi daal li may lancé daal mooy le président Macky Sall laay waxal ne ko victime yi fi nekk yëpp constitué nuñ ci benn collectif bi ñu ngi ko def depuis démb ñoom ñëpp dajaloo nañ ñi nga xam ne yàq nañ fi seen alal ñu nekkoon fi ku si nekk nag am nga looy revendiquer ku si nekk am nga looy bëgg ñu si nekk am nga looy laaj ay structures yu bokkul la ndax am na ñoo xam ne seen ay magasin lañ yoroon ñu yàq ko am na ay mécaniciens yoo xam ne dafa amoon ay pièces détachées yu nekkoon si biir atelier yi bari woon trop ñu yàq yëpp ñoo ñëpp dañuy tabaski ji woon donc yàq ay oto jàmbur jël ay oto jàmbur yóbbu ko sans communiquer ak ñoom sax fan lañ ko war a jëlee ban fourrière la nekk yooyu yëpp amul il paraît que sax fourrière da ngay fay 50 000 donc yi ci am daal te nit ñi maîtriser wuñ ko dafa bari te yooyu yëpp ay erreur la kon ñu wax président Macky Sall na wax ak ay ndawam ñu ñëw xool sénégalais yi nekk fii nekk ci naqar mu ñëw toppatoo la ndax gis naa fu accident am mu yónnee fa ndaw fu lu metti dal ci réew mi mu dem fa fii gisuma coono bu ko gën a metti te ay liggéeykat yuy participer ci économie réew mi la ko la dal donc dama jàpp ne kon war na cee mën a wax wala mu jëf si je pense que dafa nekk ci ay vacances mais bu jógee ci vacances yi incha allah rabbi jàpp naa ne ñor bi ko réew mi ñor bi ko dimbali askan bi ñor te moo waroon wax ko ñu jox ko pour mu mottali je pense que dina ñëw mottali dina ñëw waxtaan ak nit ñi dina fexelu tout pour recevoir nit ñi jàppale leen wàññi seen naqar ndax seen xol yi mën a féexaat ndax fii nit ñi mer nañu trop. maa ngi nekkoon ci kaw tëli bi laa nekkoon añ laa doon jaay restaurant laa yore waaw. li ma fi yàqule bëri na trop li ma fi investir woon lépp lañu yàq te ñun fii maire moo ñu ko octroyé woon moo ñu ko joxoon jox ñu ay contrat ñuy fay ñun fay nañ ba fay fi sax impôt am na année boo xam ne ñoo gëtal ne bu ngeen fayut impôt ñu dëj seen cantine yi dañoo fay ba fay impôt nit ki nag su fekkente ne nag yow da nga koy fayeeku àllam war a koo yàq te ay daan doole lañu yaa ngi dégg lii rek la ñu am ci la ñu suturlu ci la ñu dund ci la ñu fay suñuy soxla ci la ñu yor suñu njaboot yaa ngi dégg kenn jàppalewuñu dañoo raama beeg si fii tey li ma fi investir woon lépp lañu yàq man génnewu ma dara sama bagage yëpp lañu yàq dara waaw sommation sax amuñu ko ñun nous n'avons aucune sommation de qui que ce soit du maire du préfet du kenn ñun jëluñu benn sommation joxuñu ko waaw non man jaay naa ba wàcc ba ñibbi sama kër ba tëdd ba commencé ne à partir de 23h ñu woo ma ne ma ñu ngi daane seen cantine yi loolu yoon la. waaw mais quoi qu'il en soit ñun ay doomi aadama ñëpp ay sénégalais ñoo bokk Sénégal lu tax sénégalais day yàq alalu sénégalais ñu def ko fan Macky Sall du sénégalais Abdou Karim Fofana du sénégalais mais ñun ñëpp ay sénégalais la ñu te secteur informel bi moo ëpp fonctionnaire yi Sénégal 2 millions fonctionnaires lañ am lépp informel la te informel yi ñoo yor kër yi kon dañoo war a bàyyi ñu néew doole ñu daan suñu doole yor suñu njaboot susuñ ci kenn man de sama bopp xam naa ne susuma ci kenn ginnaaw yàlla ñu de sama restaurant bi la yaakaar maa ngi ni presque une semaine liggéeyu ma xëyu ma gontu ma dara gisuñu maire dégguñu maire ñun daal yàqule daal lañ gis yàqule te yàqule moom dafa ñaaw amul kenn ku jógee ko ci maire bi wala benn autorité gouvernementale bu ñëw ci ñun duñu masawu amul vraiment amul message bi may lancé mooy ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñoo bokk Sénégal na rafet bi mooy yow soo ba jox ñi kii place mu lay fay quoi qu'il en soit dëgg la fu ñu moomut la waaye ak lu ci mënti nekk joxel comment dirais-je joxel sommation nga may nit ki temps au moins li mu investiroon sax mu mën ko dindi
ba pare yëkkati dafa war a ànd ak mesure d'accompagnement mais amul benn mesure d'accompagnement bu mu àndal ñëw rek acca rajaxe ñu mais ñun duñu ay wuyu duñu ay sàcc duñu ay mooy côté yàlla xool âge bi ma am te damay dans sama doole di liggéey yor sama njaboot waaye léegi ñun bi ñu jëlee fi fu ñu liggéeyee te maire ñu ko joxoon maire Banna Diop xam fu mu ne mi ngi dégg moom moo ñu joxoon ci site yi kenn xëy rek ñoo teg fi sa place fii def naa fi 20 ans ñaar fukki at ci ren def naa ko fii yaa ngi dégg message bi may lancé mooy nañu xool li ñuy def lan la parce que ñëpp ñoo bokk Sénégal waaw kon li nay rafet mais nañu liggéey nii ñaaw na trop vraiment waaw koy ñaaw na trop